yéen ñiy seetaan Al Furqan TV abonné leen te ngeen laal tous notification bi te ngeen aimé vidéo bi bu leen ci tàyyeel benn yoon abonneel fu xonq fi la bësal laal sonori gi vidéo bu ñëw ngëp teel ci barkeelu ba pare nag email te partagé vidéo bi ngir sa yeneeni mbokk jot ci jàngeen jëf. Al Furqan di daji biddaa di saxal sunna Al Furqan di daji biddaa di saxal sunna al farqu bayna al haqq wal baatil Al Furqan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا Bokkale bismillahi irrahmani irrahim wasalatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi ajmain mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi am mbégte di dajawaat ak suñu mbokk yi fii ci groupe Al Furqan numéro 1 numéro 2 ak fi audio yi war a yegg yëpp ñi ngi ziyaar mbokk yëpp di ñaanal mbokk yëpp di ko sàkku ci mbokk yëpp di wax ne jotaay wi ñuy amal samedi bu jot muy jaar-jaaru suñu bi di ci ànd ak mbokk yi ñaanal mbokk yi nga xam ne jot nañ fee jaar leeral lenn seen jaar-jaar te mu am solo lool jariñ jullit ñi jariñ leen tey nag ñu war a amal jotaay bi ñuy dalal Cheikh Mouhamad Ndiaye xafizahullahu wa ra'aahu yàlla na ko suñu borom wattu te sàmm ko mu war ñu jukki lenn si jaar-jaaram ni mu gisee sunna ak sunna yan njëriñ la def ci moom ak soppeeku yu mu def ci moom ñu ngi wax Cheikh Mouhamad ahlan wa sahlan wa marhaban bik dalal ak jàmm ñu ngi lay ndokkeel di la dalalal di la tatagal fii ci groupe Al Furqan di la wax ahlan wa sahlan wa marhaban bik assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu meram yàlla kay boo alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala alzalimin alhamdulillahi alladi hadana lihada wama kunna linahtadiya lawla an hadana allah ixwata al iman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki Furqan ginnaaw bi ñu sante borom bi tabaraka wa taala ñu ngi julli tey salmal ci ar rasulu sallallahu alayhi wa sallam di ñaan borom bi tabaraka wa taala yàlla ñu yàlla teg ci tànk ya mu tegoon yonenteem ak i saxaaba yi ak ñu topp yoon boobu di rafetal ba bésu taxawaay ba maa ngi nuyu machaayix yi nekk ci groupe bi yëpp di nuyu mbokk mi di ko wax jazakallahu xayran ci invitation bi waa incha allah ñu ngi leen di déglu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu Cheikh Mouhamad kontaan nañ bu baax ci dugg bi ak ubbe bi yàlla na yàlla fay di wax amin wa iyaak si ñaan yi Cheikh Mouhamad tey bu ñu bëggoon a xam tey mbokk yi xam kan mooy Cheikh Mouhamad Ndiaye fu mu juddoo fi mu yaroo ak fan la jànge tey Cheikh Mouhamad bu ñu doon tënkal loolu loo ñuy wax afiduna afadakumullah alhamdulillahi rabbil alamin
man maa ngi tudd Mouhamad Mbay maa ngi juddoo fii ñu naan Caaroy Tali Jàllo particulièrement koñ bi ñuy woowee sant yàlla nga xam ne mi ngi tuddoon xur mbukki bu njëkk ba falaa juddoo falaa yaroo foofu it laa jàngee falaa dalee daara d'abord ci benn daara boo xamante ne ni mi ngi nekkoon ci jàkk tukulóor yi nekk foofu xam naa ñi dëkk pegg yooyu ku mel ni Abdallah Sow xam na bu baax fi may wax foofu it laa dalee njàngum école incha allah. waaw Cheikh Mouhamad barakallahu fikum wa ahsana ilaykum dégg nañu wax ji am na solo ci dalub njàng mi Cheikh Mouhamad tey bu ñu bëggoon a xam sa niveau d'étude wala yow tey si lan nga spécialisé wu tey lan nga ñuy wax maanaam njàng mu kawe ma jàng mu kawe ma wala da nga jaar si majalis wala madrasa nga jaar da nga jaar si njàng moo xam ne nekkul suñu njàng moderne yi xeetu njàng moderne yi wala yow tey si lan nga ñuy tënkal daal bu ñu bëggoon a xam Mouhamad moom si lan la taxasus mooy si lan la spécialisé wu waaw sa spécialité nga leeral ko mbokk yi afiduna afadakumullah. alhamdulillahi rabbil alamin barakallahu fikum Abu Asma. waaw Mouhamad Mbay ndongo la ci ndongo yi nekk biir Alfurqaan rek doon ndongo yoo xam ne dalaguñ sax ba man nag daara bi ma doon jàngee ci Caaroy nekkul daara bu moderne ci daara cosaani la bokkoon ndax maa ngi jàngee alluwa bi sama papa jàngee alquran man mi moom laa jàngee alquran bokk na ci daara yu njëkk ya nga xam ne da ngay toog ci suuf di yalwaani naam am naa lu ma faye woon waaye danaa gàddu pot ànd ak samay morom yi nga xamante ne ni amuñu lu ñu faye nga xam ne sëriñ daara bi sas na leen ñu yalwaan pour indi ma gàddu sama pot ànd ak ñoom di leen jàppale yalwaan boole kook di ñëw ci daara di jàng gannaaw loolu gannaaw njàngum alquran mi li ma spécialisé wu ci wàllum njàngum àdduna yàlla nattoon na maa ngi ci l'armée Sénégal depuis def na léegi fukki at ak ñett gannaaw loolu mës naa servir gendarmerie naa fa servir ñaari at loolu daal laa xam ne mën naa ko ubbee ci wàllu njàng incha allah aywa barakallahu fikum kanta taxassus bi nag spécialisé wu ma ci benn domaine ci wàllu xam-xamu islam gannaaw am ay mashayikh yu may topp seen gannaaw rek di jàngale ma topp seen gannaaw di jàng waaye tey su ma ne woon am naa domaine bu ma bëgg spécialisé wu dëgg ñaari domaine la mooy domaine tafsirul Qur'an ak domaine bi di domaine hadith incha allah nekk na ñaari domaine yu ma soxal lool yu ma bëgg lool di ñaan borom bi tabaraka wa taala yàlla may ñu ci lu ñuy jëriñ àdduna ak àllaxira daal jazakumullahu xayran. barakallahu fikum wa ahsana ilaykum Cheikh Mouhamad Mbay kontaan nañ bu baax ci leeral yi am na solo xam naa moom du ñàkk dinañ amal beneen jotaay ñi gën ko leeral si daara ji nga jotoon na jaar ak ci wàllu sax sa diine ak arme bi
bëggoon nañ ci ay leeral waaye daal xam naa jotaay bi du ko maye. Cheikh Mouhamed sa mbébét boobu di xadis it ak alxuraan bi nga xam ne boo demoon bay spécialisé wu tamit si loolu ngay spécialisé wu yal na la ko yàlla defal nga am ci loo xam ne dala koy jariñ ndax maanaam ni nga ko ñaanee rek noonu la ko sax sunna jàngalee ñaan yàlla mu xamal la xam-xam boo xam ne dalay jariñ loolu am na solo lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na ko ñaan. Cheikh Mouhamed ndax yow da nga mus a jaar si tasawuf alhamdulillahi rabbil alamin. waaw Abu Asma laaj nga question bu am solo. man mës naa jaar ci tasawuf daanaka sax ci laa juddoo ndax sama famille ñëpp ay sufiyanke lañ, sama côté papa sama côté yaay yëpp dama judd fekk ñu nekk ci tariqa tijaan, malgré nag sama papa jëlul werd sama yaay jëlul werd, waaye ki ñu ma tuddee di sama turandoo moom tijaan bu mag la woon, jëloon na werd te it dañoo nekk ñoo xam ne dañoo gëm li nga xam ne mooy tariqa tijaan bu baax. ba pare sama famille nekk famille bu jege famille Cheikh Omar Foutiyou Tall. man nag tasawuf dama ci juddu waaye alhamdulillahi rabbil alamin musuma jël werd tijaan, waaye daan naa dem ca ñu seen jotaay yëpp, daan naa dem gàmm Tiwaawoon te it daan naa toog ci seen mbalaanu wasifa yooyu di wasifa, waaye nag musuma jël li nga xam ne mooy werd. waaw ngeen baal ma musuma jël werd waaye nekkoon naa ci it amoon naa ci pas-pas, waaye borom tabaraka wa taala dimbali na ma ba musuma ci jël werd te it musuma wekku ci benn sëriñ, waaye nag lu ma gëmoon la ndax comme ni mu demee Sénégal rek juddu ci dara gëstuwoo ko fekk nit ñi ne ca rek nga juddu it topp ngumba noonu daal laa ci nekkee woon. barakallahu fikum wa fikum barakallah Cheikh Mouhamed am na solo ci leeral yooyu. Cheikh Mouhamed tey loo ñuy wax ci ni nga gisee sunna, ndax da nga jàpp sa loxo indi wala da nga xam kenn koo xam ne moo ko doon dund mu influencé la, wala naka nga ko gisee, naka nga ko découvrir ba tey nga ne sa lépp sa dundin da nga koy méngaleeg dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak gaa ñi nga xam ne mooy gaañu baax ñi nga xam ne yàlla da leen gërëm. tey naka nga découvrir loolu ba di ko dund Cheikh Mouhamed afiduna afadakumullah. alhamdulillahi rabbil alamin. jazakallahu xayran Abu Asma ci question bi. waaw sunna moom borom tabaraka wa taala xéewal bi ma ci defal ba ma gis ko mooy bi may nekk seen tariqatu suufiya boobu maa ngi ci woon. ahlu sunna yi nag dañ maa yéemoon, dama doon wax ñi seen diine dafa metti, waaye nag yàlla wërsëgale na ma mosuma leen a critiquer. waaw mosuma leen critiquer, waaye dam si amoon benn xarit bu ñuy woowee Mamadou Mangane, moom laa daan àndal bu ñu mësaan toog ci ay jotaay su ma ko mësaan poser question, waaye yéen fan ngeen teg ñu jàngal nit fukki xuloo ak benn ngeen ne bidaa la, su ma tontoo rek automatiquement sama xol daf koy nangu. liñ naan day indi ay adilla yoo xam ne man duma ko mën a teggi. waaw te boobu jàngoon na alquran. gannaaw loolu bi ma nekkee ci l'armée bi fekk boobu dugguma ci sunna, waaye maanaam sunna mu ngi jeexintal ci man. waaw
même bu fekkee doguma ci mais xam naa ni sunna mu ngi jeexintal ci man ndax question yi may posé réponse yi ñu ma ciy jox réponse yu may convaincre la. léegi nag bi ma nekkee ci l'armée bi yàlla nattoo ma woon 2012 ma ñu désigné woon ma mission fële ca Darfour ma dem fa ba ma fa demee position bi ma nekkoon ma fekkoon fa ay daanaka ay forces étrangères yu bari ñu ci demee ak ay Bangladesh ay pakistanais fekkoon fa ay égyptiens ay yéménites force yu bari daal waaye suma xarit égyptiens yi nga xam ne borom subhanahu wa taala da leen a may ñu jàng alquran dama daan débattre ak ñoom lu bari ci wàllu diine boobu sama mbokk militaire yi fa nekk it ñoom it seen événement yi sufiyanke yi def fii bu fa jotee ñoom dañ koy def waaye dañ daan taxaw naan yéen Sénégalais yi loo leen di def nii lan la lii lu mu maanaam loolu ñoom seen bopp yooyu da leen doon yéem léegi nag sama xarit yooyu ma doon débattral ñoo ma convaincre ci sunna loo xam ne ba ma ci dugg naa ci duggin woo xam ne daanaka sama bakkan laa ci tegoon ndax dama gis ni taxaw seetlu bi ma njëkk am ci sunna mooy man génn naa Sénégal la ma fa daan gis lu dul sama morom yi di ko fi def gisuma kenn ku ko def feneen benn ñaar mooy force étrangère yi ma fa fekk nañuy jaamoo yàlla amul benn wuute ci seen biir te bokkuñu fu ñu jóge maanaam yéménite bi fi mu jóge pakistanais bi fi mu jóge Bangladesh bi fi mu jóge xol amoon na ay xar yoo xam ne ba Népal nga xam ne tey koo ci ne ndax xam nga Népal fu mu nekk du la ko wax ay népalais yoo xam ne ay jullit lañ nañu doon jaamoo yàlla wutewul ak benn ak yeneen force yi nañuy jaamoo yàlla maanaam yépp dafa am lu ñu naan conformité si laa xamee ne nag lii mooy dëgg ndax l'islam su demee ba li ngay pratiquer sa dëkk soo génnee doo ko gis loolu jar na taxaw seetlu borom subhanahu wa taala dimbali ma ci ma leen di fréquenter gis universalité alquran ak sunna si laa ne lii mooy dëgg nag ma ngoy ci bu dëgër sant ci borom bi subhanahu wa taala barakallahu fikum wa fiikum barakallah Cheikh Mouhammad di la wax jazakallahu xayran wa ahsana ilayk yal na la yàlla fay yiw yu bare rafetal jëm ci yow kontaan nañu ci gisin bi nga gisee sunna ndax ubbi say gët di xool di jëriñoo sa xel ak sa xol loolu dimbali la ak génn gi nga génn dajeek yeneen ni nationalité ak yeneen ni force yi nga xam ne yéen a bokk ci li ngeen di yëngu di exercer ci loolu ba yàlla wërsëgal la nga gis lu mel noonu. waa Cheikh Mouhammad ak yow ni nga doon dundee Sénégal ak sa jotaay yi nga daan dem ci barab yi nga daan dem ci waa tasawuf nga judd ci yaru ci màgg ba xamee ba tey dem ba dugg ci l'armée bi lii doog a feeñ sa dund lu bees ndax lii ba nga ko commencé dund da nga see am jafe-jafe sa entourage sa barabu liggéeyukaay sa famille si jotaay yi nga daan dem si tasawuf ndax da nga see am ay jafe-jafe afiduna afadakumullah. jazakallahu xayran wa ahsana allahu ilaykum. Abu Asma bi ma duggee si sunna borom subhanahu wa taala daf ma booleeg sama benn xarit boo xam ne militaire la comme man ñu naan ko Mbay Seen ñu xamante foofu mais bokkuñu woon position bi ma nekkoon ak position bi mu nekkoon fële ca Darfour bokkul woon. bés jot nag bi ma jotee sama congé war a dem hélico bi jël si ma bi ma jël see wàcc ci position bi jël si ko par la suite la ñu toog ci hélico bi man ak moom ñi waxtaan di waxtaan ba suñu waxtaan dugg ci wàllu diine ma gis ne moom
day dund sunna ñu déggoo ci lool keroog ba ñu wàccee Khartoum ci capitale ba fekk l'armée bi dañuy jëlal benn kër boo xam ne ñi ñëw congé fa lañuy dal waaye comme ñun dañu xawoon takku te man ak moom maanaam li ñuy dund dafa wuteeg suñu morom yi fa nekk li ñuy dund mu ne ma tee ñoo dem gis étudiants sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy gindi ñu wutal ñu fu ñu dëkk même bu dee dañuy fay si lañ gisee benn étudiant sénégalais bu sant Dia nga xam day mi ngi Khartoum di jàng xam-xamul islam sax moom moo ñu wutal benn hôtel ñu dal fa man ak moom comme ñu nag man ak moom ngeen baal ma tuuti dama nekk ak tuut tànk bu xaw a dëgër boobu léegi man ak moom comme li ñuy dund dafa wuteeg suñu morom yi liñ gëm si lañu beroo wut suñu hôtel toog fa def fa suñu séjour vraiment jot fa xamante bu baax a baax mooy mu gën maa dëgëral ci sunna bi ma nekk ndax moom it ndeysaan yàlla nattoo na ko mu nekk koo xam ne mu ngi gisee sunna Casamance te li ci gën a yéeme mu ngi jàngee alquran Casamance te biir profondeur yi maanaam ci transe yi ay transe sax mën naa ne la jàngee alquran te man mii moo ma gën a jàng alquran xam naa Mbaye Sène moomu suñu yàlla defalee tawfiq bés dina jot ma ñaan leen ngeen invité ko ci groupe bi mu waxtaan si ndax moom ci biir armée la jàngee li nga xam ne mooy alquran te dëgër na ci dëgër boo xam ne mës na représenté armée Sénégal concours alquran ci Arabie Saoudite liñ naan borom subhanahu wa taala bu la nammee gindi dalay booleeg mbir yi tax nga gindeeku alhamdulilah rabbil alamin yàlla boole ma ak moom suñu congé jeex ñu ñibbi si Sénégal ñu affecté ma Wakam ndeke moom it jóge na Saint-Louis ñu affecté woo Wakam si benn camp comme man yàlla boole ñu fa ñu nekk def nañ fa ñetti at man ak moom ñoo dëkk benn néeg ñoo defandoo lépp ku koy seet sama ci man ngay ñëw ku may seet ci moom ngay dem ba camp bi yëpp seedeel ñu ko alhamdulilah rabbil alamin par la suite lañ ma affecté ma dem Thiès moom mu des Wakam dama doon am leeral yi ma doon def ci loolu laata ma jàll nag ci sa question bi mooy bi ma duggee ci sunna ñibbi ci Sénégal weeru koor nga xam ne koor gi desoon na fukki fan ak ñett pour mu jeex si laa ñibbi si Sénégal 2013 bi ma agsee fësal sama sunna ci tàmbali ba indi woon na ay jafe-jafe ndax sama famille xamuñu ko ndax ñoom ñëpp ci sufiyanke lañ juddoo commencement bi dégg naa ci ay baat ci samay frère sama magu papa ndax man daanaka sama maam moo ma yar bi mu gaañoo sama magu papa jël ma yoroo këram ba may dem l'armée waaye moom si boppam moom moo ma doon wax naan xanaa dangaa bëgg weddi li sa turandoo nekkoon samay frère su ma mësaan toog ak ñoom amuñu woon sentiment woon ma ni li nga nekk ni daal ñu neexuñu man it ma jàpp ne képp ku ne day jël yoonu borom subhanahu wa taala ak yonent bi faaw li daloon yonent bi ak saxaaba mi dal la moo tax ma ngoy rek te gëmoon ni sénégalais ñun dañoo jikkoo benn jikko mooy dañoo gaaw fàtte maanaam lépp loo yëkkati nit ñi di dal sa kaw boo ko muñee du yàgg ñu fàtte la ne ci leneen moo taxoon ma ngoy ci ba alhamdulilah rabbil alamin
léegi nangul nañ ma sama sunna maanaam waxatuñ ma ci dara waaye xam nañ ne it dama pare woon pour joxe lépp maanaam pare woon naa pour ñàkk lépp ngir jàpp ci sama alquran ak sunna jazakumullahu xayran. amin wa iyaakum Cheikh Mouhamed di la wax barakallahu fikum wa ahsana ilaykum leeral yi amatina solo lool waaw incha allah dégg nañ ko kii di Mbaye Sène sa collègue boobu incha allah du ñàkk si jotaay yi di ñëw dinañ ko si programme incha allah bu neexee yàlla sunu borom. Cheikh Mouhamed gannaaw ba nga leeralee loolu nga nekkoon si tasawuf ñëw si sunna yan changement la def ci yow entre ba nga nekkee si tasawuf ak ba nga ñëwee si sunna yan changement la def si yow si sa doxalin si sa dund sa vie quotidienne lan la changé daal yan changement la sunna def ci yow afiduna afadakumullah. alhamdulillah Abu Asma jazakumullah xayran. gannaaw bi ma génnee tasawuf dugg ci sunna li mu jeexital yi mu njëkk am ci man mooy def maa gën a xirtal ci ma xam sama diine. li waraloon loolu mooy ñun ñëpp xam nañ ni képp koo xamante ne ni nekkoon nga li say waajur nekkoon ba nga génn si yàlla dina la nattoo ay laaj yuñ lay laaj ndax nit ñëpp xam nañ ni képp ku dugg ci sunna fii ci Sénégal sa waa kër buñ la meree fu ñu toll dina am ay laaj yuñ lay laaj bokk na ci laaj yi lan moo la tax a bàyyi li nga xam ne danga fekk say waajur juddu ci màgg si ba nga juddu si nga bëgg koo weddi mu doon laaj yoo xam ne nag dama jàppoon ni dama doon yittewoo ay tontu yoo xamante ne nii du doon ay tontu yoo xam ne dama koy for ci mbedd mi rek tontu ko waaye day laaj tontu yoo xam ne day tukkee ci shari'atul islam day tukkee ci alquran ak sunna mu doon ay tontu yoo xam ne soo ko tontoo boroom xel bu noppee du ca teg dara même bu la fekk siwul mooy day laaj nga indi ay adil la ci alquran ak sunna yu tax nga topp yoon boobu loolu moom defe naa ni ñun ñëpp xam nañ ko Sénégal képp ku fi dugg sunna yàlla dana la nattoo loolu falillahi alhamd mu xirtal ma nag ci xër ci xam-xam xër ci sàkku xam-xam bu leer nañ ngir man képp ku bëgg mu naaqasa laaj la tontu bu nar a lënt sa bopp wala laaj bu nar a lënt sa bopp nga mën ko indil ay tontu yoo xam ne ay tontu yu tukkee ci waxu borom bi tabaraka wa taala ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barakallahu fikum wa fikum barakallah Cheikh Mouhamed am na solo ndax sunna mi ngi njëkk def changement ci yow mooy xërtal la ci diine nga fonk sa diine bëgg sa diine tënku sa diine ngooy ci bu baax bu mu jaral la lépp loolu sunna def na ko si yow jazakallah xeyran yàlla na la yàlla dëgëral te it fay la ay yiw yu bëree bari ci loolu te it aussi permettre la ay laaj ay tontu yoo xam ne da nga koy am si sa wàllu diine képp ku ñëw bëggul nasaxal sa diine di nga am ay tontu yu dëgër yoo xam ne day tukkee ci chariatul islamiyya yàlla na la yàlla saxal Cheikh Mouhamed bu ñu noppee foofu ndax yow da ngaa mës a jaar si njabar maanaam di def ay njabar wala it ngay njabarlu ndax da nga see jot a jaar afiduna afadakumullah. alhamdulillahi rabbil alamin jazakallahu xayran Abu Asma waa man nag même bi may nekk ci yoon bi di tasawuf yàlla dimbali na ma côté njabar moom musuma ci maanaam man musuma bëgg mbiru njabar
loolu moom yàlla dimbale na ma si bu baax a baax njabar sama yaram mosu ko nangu. man bi may nekk xale su ma fàttalikoo bu ñu masaan takkal gàllaaj dama koy dagg te boobu maa ngi doon jàng daara même suñu sëriñ yàlla na ko yàlla yërëm su ma masaan gis ñu takkal ma lamu xaalis su ma ñëwee da koy tekki ne ma jullit bu góor du takk lamu xaalis te sufiyanke la. gannaaw loolu man musuma dem ci njabarkat te it musuma njabarlu nekkoon na loo xam daal yàlla dimbali na ma ci ba sama xel musu ko bëgg te it sama yaram musu ko nangu ndax maa ngi fàttaliku avant ma dem mission mosuñ ma affecté Casamance sama magu papa bi defaral ma benn gilet boo xam ne gilet bi de dama foogoon ne su ma ko takkee sax suñ ma ci dóoree fetal du dugg waaye yàlla xam na ne noonu laa ko laxasee ba mu jekk sànni ko ca mbalit. waaw ndax dafa am mbir yoo xam ne bu gisee borom bi tabaraka wa taala ne borom xel yi lay waxal mooy nit da ngay jëfandikoo sa xel maanaam soo nekkee jullit nga fexe sellal sa xel jëfandikoo da nga koy jëfandikoo ngir mu won la yoonu borom bi tabaraka wa taala. waaw ndax yàlla su ne ci alquran wattaquuni ya ulil albaab loolu wax la joo xam ne ñeel na bépp borom xel maanaam ki nga xamante ne nii am na xel di ko jëfandikoo ci sens bu propre su ko jëfandikoo rek xel boobu daf ko war a yóbbe ci mu ragal boromam tabaraka wa taala. moo tax man li jëm ci wàllu njabar moom yàlla dimbali na ma ci musuma koo bëgg daan nañ ma jox saafara ma këpp ko ci kanamu ki ma ko jox. moo tax mës naa feebar Casamance ñu rapatrier ma Sénégal fii Dakar ma ñëw pali bu metti pali boo xam ne daloon na ma ba may déliré sama jabar magu papa bi naan dafa dëgër bopp moo ngi nii danaan du sangu du takk waaw te dëkk bu mu jege dafa doy waar. waaye borom subhanahu wa taala def ma wéraat ci jàmm te takkuma naanuma sanguma waaw te mën naa ne Casamance def naa fa ñaari at biñ ma fa affecté 2010 ba 2012 wala jóge sax ñu désigné ma mission ma génn réew mi waaye yàlla dimbali ma ba yooyu moom sama yaram mos ko nangu wax dëgg fa yàlla alhamdulillahi rabbil alamin nag ci loolu ndax mbir la boo xam ne yàllaa koy wërsëgale nit waaye du njàmbaaru nit. mbir la moo xam ne yàllaa koy wërsëgal nit waaye du njàmbaaru nit. alhamdulillah Cheikh Mouhamad kontaanati nañ bëggati nañ léegi Cheikh Mouhamad buñ doon jàngat tey li nga wax ni yëpp ak sa dund fi nga traversé li nga dund ak fi nga jóge ci tasawuf ak sunna leer la ak fi nga jot a jaar ci àdduna bi ak li nga découvrir sunna ci monde bi ak universalité sunna ci àdduna si yëpp par rapport ak divergence yi am fii Sénégal nga di ko gis ak say mbokk yi ngay gis ak loolu lépp tey bu ñu lay laaj tey Mouhamad tey yow lan moo la gën a metti tey si li nga traversé lépp lan nga ñuy wax afiduna afadakumullah. alhamdulillahi rabbil alamin jazakallahu xayran abu asma question bi am na solo. sunna moom képp ku ci dugg ba nga mos ko mu jeexintal ci yow surtout ci dëkk bi ñu nekk ni li lay njëkk a metti mooy bokkaale bi tasaaroo fii mel ni dugub bu tuuru maanaam ni bokkaale mel yow mi dund sunna nga xam ne li ngay njëkk jeexital sunna lu mu njëkk a def ci yow mooy tawxiid bi mu lay may nga xool dëkk bi ni fi bokkaale mel ni ñu gëmee
ñi ñuy woowee kilifa diine ci dëkk bi responsabilité bi ñu yenu tiim seen taalibe yi ñu sañ leen wax lu ne ñu ne ci pat loolu bokk na ci li ma gën a metti maanaam toujours kilifa toog taalibeem wax ko loo xam ne bu wéetee ci ruq leer na ko ne loolu dara du ci dëgg wala leer na ko ne loolu mënu ci dara aqu borom bi tabaraka wa taala lañu jël jox ko te réagiru ci mettit luwu ko man loolu bokk na ci li ma gën a metti Sénégal bokk na ci li ma gën a metti Sénégal mooy ñi ñuy woowee kilifa diine yi gis seeni taalibe di xotti wormaay diine ñu ne ci pat ak kilifa diine yoo xam ne ñoom ci seen bopp dañuy xotti wormaay diine ngir poñeti àdduna loolu bokk na ci li ma gën a metti ci yoon yii di yoonu tasawuf teg ci wuute gi ñuy wuuteeg yonent bi loolu it bokk na ci li ma gën a metti yoonu tasawuf boo ko dundee dëgg faaw nga wuute ci njàngaleem alquran ak sunna faaw nga wuuteeg loolu te ñun ñii di góorgóorlu sunna ñëpp xam nañ ni ku wuuteeg yàlla ak yonenteem jàppoo ci dara loolu bokk na ci li ma gën a metti ci dëkk bi barakallahu fikum barakallahu fikum wa ahsana ilaykum Cheikh Mouhammad li la metti daanaka képp kuy sunnit rek ku ne bëgg tawhid bokk ci ahlu tawhid lii dina la metti bokkaale bu tasaaroo ci réew mi ni dugub bu tuuru loolu metti na képp ki nga xam ne mooy góorgóorlu ci diine wala yitte woon a diineem yàlla na nu yàlla jubal te jubal ñooñu nga xam ne ñooy jëfandikoo yooyu bokkaale. Cheikh Mouhammad buñ lay laaj ne la Cheikh Mouhammad lan ngay dénk ñi nga xam ne ñooy sooro dugg ci sunna kon yow mi mos bànneexu sunna lan nga leen di conseiller lan nga leen di dénk ñi nga xam ne ñooy dooro dugg ci sunna ak ñi nga xam ne it nekkaguñu ci lan nga leen di dénk Cheikh Mouhammad nga defaale sa tàggatoo incha allah ba beneen jëmmi jamono di la wax afiduna afadakumullah jazakallahu xayran wa ahsana ilaykum. alhamdulillah waaw Abu Asma jazakallahu xayran su fekkee am na dénkaane yi may dénk ñi door a dugg ci sunna mooy la ma daan dénk sama bopp nañu muñ te ñu ngoy si te ñu xam ne képp ku ngoy ci dëgg borom bi tabaraka wa taala dalay fekk si bal sax bokk na ci tas yi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala dina ko nattoo kuy dund sunna lool ci la bokk surtout ñun fii Sénégal moom mooy dëkk boo xam ne boo fi defeek lu wuuteeg li ñu xam faaw nga mën a muñ nag waaw faaw nga mën a muñ yaatu dënn ba noppi nag faaw nga sàkku ji xam-xam ñi nga xam ne ñu soog a dugg sunna nañu xam ne li nga xam ne mooy sunna mooy yoonu mag ñu baax ñi yoon boobu xam-xam la laajul làmbatu fu ñu toll nañu jàpp ne dañu war a sàkku ji xam-xam ngir xam li ñuy topp lan la d'abord waaye bi ci topp ngir dindi lënt yu bari yu nekk seen bopp ndax sunna moom ku ci soog a dugg da nga bari lënt lool waaye lu la xam-xam di gën a ñor ak dëgg lënt yooyu di deñ ndànk ba jeex tàkk sa bopp yàlla nañu ko yàlla defal ko mbooleem nit buy góorgóorlu ci sunna muy fii wala ci bitim réew li may tàggatoo nag mooy di dénk sama bopp di dénk samay mbokk
la Abdullahi ibnu Mas'ud radiyallahu anhu dénkoon ñooñu alquran ci ni ko borom xam-xam yi di nettali daana wax naan yéen borom alquran bu nit ñi di reetaan yéen ñi alquran nekk seen dënn yéen xam leen yéenay ñan bu nit ñi di nelaw ba yandoor yéen xam leen yéenay ñan ba affaire bi jeex man it bokk na ci li may dénk samay mbokk di ko dénk sama bopp ñi nga xam dañuy góorgóorlu ci sunna bu nit ñi di toog ci ay tanti caaxaan di tëgg ko fecc yéen waa ahlu sunna xam leen yéenay ñan bu nit ñi di fo topp àdduna ak i puukareem yéen xam leen yéenay ñan nit ñi bu ñuy yittewoo xam-xam boo xam ne du leen jëriñ yéen waa ahlu sunna xam leen yéenay ñan xanaa di ñaan borom bi tabaraka wa taala bi ñu yàlla saxal ci sunna bi nga xamante ne ni yonent bi ak i saxaabaam ak taabiin yi ak ñu topp ci yoon boobu di rafetal ba bés taxawaay ba yàlla saxal ñu ci yoon boobu dundal ñu ci rey ñu ci nangul ñu ci bépp effort buñ ci def waaye di ñaanal groupe bi ak mbooleem nit yi fi ne yàlla saxal ñu ci njub yàlla nangul ñu suñuy jëf groupe bi yàlla na ko yàlla def télé maam yàlla na ko yàlla barkeel dem ba mu nekk télé te di leen wax rek ne liggéeyu lislaam du jeex liggéeyu lislaam amul samedi amul dimanche dang ci nekk nga bàyyi la nga mën rek mu ànd ak ixlaas soo noppee nga dem bàyyi fi incha allah ñu ngi leen di sant di leen gërëm wa axiru daawaana an alhamdulillah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. liggéeyu lislaam du jeex liggéeyu lislaam amul samedi dimanche liggéey dem bàyyi fi mu continuer looloo ci ne Cheikh Mouhamad jaajëfal nañ la kontaan nañ bu baax a baax wala kontaanati nañu bu baax a baax ci leeral yi nga fi indi ak page bu bees bi ñu ubbi lépp doon mbégte ak njariñ képp yal nañu yàlla defal njariñ li ñu jariñoo ko waa Furqaan ak fépp fu audio yi yegg ci àdduna si yëpp ak ñaan yi rafet ñi nga ñaan yal na ko yàlla sottal jël groupe bi dem ba def ko télé buy jariñ jullit yëpp ci àdduna si yëpp yal na ko yàlla def innahu yasirun ala allah mbokk yi liñ leen indiloon tey ak Mouhamad fii yëkkati nañ jotaay bi di wax ne yàlla nu yàlla defal lépp lañ fi dégg rek mu doon njariñ ak njariñu jullit ñi yàlla defal ñu ko ñun ñu jariñoo ko it jullit yëpp àdduna bi yëpp jariñoo ko yàlla na ko yàlla def innahu yasirun ala allah di wax ne ñu ngi leen di jox dox dig daje ba samedi bi di ñëw incha allah ak beneen mbokk jazakumullahu xayran sant nañ leen bu baax yàlla leen yàlla fay yiw ñu doon teelu ak ñuy xaar audio yi yàlla na ko yàlla def njariñ képp assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم
بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون